jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni ginnaaw soxna sa ñàkk bakkanam ci daanu Kédougou coow la ba léegi jeexagul procureur bu gox ba kàddoom jib na jëm ci wàllu gu ni mel procureur becc communiqué ma ngay xam le naan négligence maanaam càggante gu kawe moo am ci mbir yim dem na ba wax sax ni homicide volontaire ak involontaire maanaam soxna si ñàkk bakkanam moom da koy jàppee homicide involontaire maanaam faatu bakkan goo tëyul waaye càggante ko indi itam ci wet ga xale ba génn àdduna itam moom dañoo jàpp ni faatu bakkan gu nu tey la daañu si ñëw tam ci biir xabaar yi faram fàcce communiqué procureur ak Cheikh Hassana Fall ci biir xabaar yi doon ci bokk itam booy fekk nag nga xam si moo di Cheikh Seck moom yëkkati kàddu di xam le ni grève la ñu war a def ñoom waa kër docteur ba nekk daanu Kédougou jàpp tam Tambacounda ndax ne li xew jàpp ba leen jàpp dëppool ak daañu si ñëw tam ci biir xabaar yi daañu ci ba lu jëm ci nomination bi nga xam am na faluk Mouhamadou Badio Camara mi nga xam njiitu réew Sénégal président Macky Sall takkal na ko ndomba tànk ca conseil constitutionnel remplacé na kon ki nga xam moo di Pape Oumar Sakho mi mandaam jeex kookee mooy kan Mamadou Badio Camara maam seen bu baabu moo ñu koy faram fàcceel ñu gën a xam jaar-jaaram danañ ci bokk itam lu jëm ci liggéey di jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi ñoom it seen kàddu jib ñu ngay laaj seen wàll ci yokkuteem salaire bi état Sénégal jógtee ñu ne ñoom lu tax boolewul leen ci seen kàddu jib dañu ci ñëw kenn ci ñoom le intersyndical ba becc ni ay kàddu lii buñ ci noppee mooy li gën a fees ni ki faram fàcce gi ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu jëm ci mbirum plan Orsec bi ñu ko tàmbaleek léegi weer ba fii kon defu xayma lu mënta ñàkkal defa bilan natt ko xam fan la toll lan moo dox lan moo doxul barab bi nga xam daa amoon ndox ñu war ko ŋacci war a sooy ña fa nekkoon ci ndox ma nangu seen i kër lu nu xàmmeelam ca itam fan war a jëm ëllëg loolu lépp nekk na lu nu teg ci taabal ji ndaje mañ ci woote woon Mamadou Bari fekkee na ko reportage. ñu déclenché ko ci juróomi fan ci weeru août bu weesu ginnaaw taw bu rëy wàccoon ci Ndakaaru te mu jur lorange plan Orsec bi tax na nguur gi daal di boole dooleem ngir mën a gën a xeex mbënd mi buñ sukkandikoo ci jëwriñ Sénégal bu yor wàllum kaaraange mu ànd ak naataangoom bu yor wàllum cet ak sellal bi Antoine Félix Diome daal di rafetlu lu nguur gi jot a def ci weer ngir xeex mbënd mi. ci ay gox yu bari amoon na ndox moo xamante ni jaaxaloon na ña ko dëkkee ba ci liggéey ak jàppandalu sapeur pompier yi ak ONAS ndox ma dem na ci yenn gox waaye du ci gox yépp la ndox yi dem am na gox yoo xam ni ndox yi demaguñ fa wala bu ñu demoon it dañuy dellusiwaat ndax ñaari mbir moo ko waral bi ci jiitu mooy ndox mi mën naa dem mu tawat ndox mi ñëw ñaareel bi mooy am na gox yoo xam ni dañoo dëkkee ci ay suuf yuy ball ndax dafa nekkoon yoonu ndox wala dafa nekkoon ci jamono foo xamante ni déeg la woon ba tax na su tawee ndox mi day gaaw di ball di yéeg jëm ci kaw. ngir anticiper bépp gàllankoor ci nawet bi bari ndox lool gouvernement bi daal di andi coppite ci doxalin gi ren. looloo waral boo leen seetloo sax am na ay xeetu message yu ñuy jox ci réseaux sociaux yi moo xam. ci site internet yi wala ñu koy partager ci groupe WhatsApp yi dañ koy wesaare pour wax ni dee leen moytu jaar béréb sangam wala dee leen moytu jaar ci yoon wi ndax taw mi nga xamante ni ñi ngi koy xaar bu ñëwee mën naa indi gàllankoor ci dem beeg dikk bi ba loolu tax na gis nañ ci ay retour yu bëri gis nañ ni population yu bëri ñu ngi rafetlu innovation yooyu maanaam yu yees yooyu nga xamante ni dugal nañ ko ci doxalin bi ngir gën leen a mën a xamal li nga xamante ni moom la ñuy séntu ci taw. muy àddu ci plan fukki at réew mi jëloon ci atum 2012 ngir xeex mbënd mi Serigne Mbaye Thiam daal di wax ne lu nu mel am na njeexital tax na dëkk ak diwaan yu bari tawatul naka noone la nguur gi fas yéene woyal travaux yi ngir wutal ndox taw bi yoon ci diwaan yu bari ci réew mi. waaye nag waxuñu ne département Kër Massar yëpp réglé nañ ko fa parce que am na beneen marché bu 11 milliards boo xam ne bii balaa. taw bi commencé lañ ko démarré ak benn entreprise buy commencé di ko def loolu mooy traité quartier yi nga xam ne seen xur mi ngi jëm ci boori lac yi nekk vers le nord vers lac Mbëbës liggéey boobu ñu ngi koy def te su paree tamit dana am njeexital ci quartier yooyu. ci turu nguur gi ñaari jëwriñ yi masaw bu baax a baax ñu loru ci mbënd mi laata ñuy dalal xel yi ne ñu ngi def seen kentalaay kàttan ngir ŋàcc ndox mi ci kër
wala koñ yi nga xam ne dañoo taa ba léegi. jaajëf Amadou Bari Serigne Mbaye Thiam min dénk ndox yu bon ak yu baax yi maanaam lépp luy ndox Sénégal waggar na ko itam ci lu jëm ci débordement maanaam fleuve bi nga xam dex gi diwaanug Sénégal Gambie jaar diwaanug Matam xuus jëm ci gox yu ni mel dafa daal di mabutali askan wa am na lu ci jël ci ay pexe ak it fañ toll ci wàllum fexe ba dal am ci wàllu guni mel donte ba fii itam mi ngi dànkaafu askan ñu gën a ma tëndiku wàllu guni mel ñu teewlu kàddu ak ministre bi dénk mbirum assainissement ak ndox mi Serigne Mbaye Thiam. bés bu jot mën naa wax sax ñaari yoon gën gaa tuuti ñaari yoon ci bés bi fan la dexu Sénégal ak fan la dexu Gambie yem ci si ndox mi di yéeg léegi nag li ma mën a wax mooy fleuve Gambie commencement bi amoon nañu ay jàqare fële ci Kédougou waaye gis nañ ne ndox mi ngi commencé wàcc foofu ci fleuve Gambie ci fleuve Sénégal fan yi passé gisoon nañ ne ndox mi yéeg na Matam waaye yéeg bi taxul mu yegg foo xam ne fii ëpp na dayoo bay dugg ci biir kër yi waaye ndox boobu yéegoon Matam léegi gis nañu mi ngi ñëw boori Podor Dagana ak Richard Toll ñu ngi koy topp donc waxtu wu nekk pour di su jaree ñu yëgal ko population yi pour ñu jël seen matukaay ndaxte xam ngeen ne mbënd moo xam ne moom dafa jógee ci dex goo xam ne gii dafa màbb dugg ci dëkk yi kenn mënu koo pomper parce que soo ko pomper da ngay pomper waat pour yóbbuwaat ci dex gi nga xam ne moom moo màbb donc loolu ñu ngi koy topp bés bu jot. muy kàddu ko Serigne Mbaye Thiam ndaje mu gouvernement bi amal saa su ne ngir natt ak tolluwaayu réew mi tey ministre bi nekk assainissement moo doon def ab bilan ci plan Orsec ak lu jëm ci dex gaag na mu daggee wutul askan wa xabaar yi wéy lu jëm ci mbirum soxna si doon mucc faaf ñàkk bakkanam ci daanu Kédougou cooli ba léegi jeexagul procureur becc na communiqué di xamle ni càggante maanaam négligence bu mag moo am ci taxawaay bu ñu ko war a taxaw lu ca bari dafa manqué ba tax mu ñàkk bakkanam dem na sax ba wax ni li ñu duppee homicide volontaire ak involontaire maanaam bu dee xale bi ñàkk bakkanam doon juddu moom dafa jàpp ni procureur dañ koo fàtt ci anam goo xam tayeef moo ko indim bu dee yaay ji la moom tayeef amu ca muy homicide involontaire lu mu ci mën di doon kàddoom jib na ca bataaxal bu mu becc Cheikh Hassana Fall mu ñu koy faram-fàcceel. laata mbir yi ci am kiiti jabaru Doura Diallo moom nag ñëwoon na fa ñaari yoon ngir def lii ci ay visite prénatale ci centre de santé boobee waaye nag ba mu yegsee sage-femme bi lim ko xamaloon moo dina na dellu si ëllëg sa ndax moom waxtoom jotagul la tegtal yooyee moom sax la topp ci ëllëg mu dellu si ànd ak boroom këram ginnaaw consultation ñu am loo xam ne seetlu nañ ko ci bopp gone gi moo tax nag ba gynécologue bi bañ ko yëgalee mu ni nañu tàmbale travail accouchement bu ndaw sile ñu war ko jaaree ci yoonu suufa loole mooy li procureur bu Kédougou xamle bopp gone gi nag moom génn na waaye ay mbagam moom moo desoon ci biir loolu nag ba mu xewee jëkkër ji moom wax na leen lu yàgg nañu bañ a forcer ndax jabaram moom césarienne lañ ko waroon defal ndax moom ba mu fi mujjee ñëw def ab accouchement césarienne googee lañ ko mujjoon defal ci district bi ne mu nekk ay difficultés yoo xam ne nag bañ ko seetloo gynécologue bi ne moom day wëyal accouchement wu ndaw sile ci yoonu suuf si par voie basse mbir mi ba mu xawee gën a metti sax la dogaati wax ne nañu def ab intervention chirurgicale loolee mooy li ñu procureur bu Kédougou xamal ci communiqué bi ba léegi gynécologue bi ak anesthésiste bi ñoom ñaar jël décision ne dañuy defal ndaw sile ab hystérectomie maanaam lépp lu nekk ci utérus su jigéen joojee moom nag mbir moomee xam ne bañ koy def laajuñu jëkkër ji ndax d'accord la ceem déet ba ndaw si mujj am ab rupture utérine mi xam ne sax moom mooy tax mu génn àdduna rapportu médecin chef bu district bi moom nag day wax ne ab hémorragie externe la ànd ak arrêt cardiaque waaye ba ñu xoolaatee mbir yi procureur li mu gis moo di ne ñi nekkoon di toppatoo ndaw soosee ñoom dañoo def ab négligence médicale mu nekk loo xam ne nag yoon mayu leen ko benn yoon ndax gisoon nañu ne jigéen ji moom ni mu tolloon ëpp na 100 kilos te moom ab diabétique la woon kon nag lii di accouchement par voie basse mënu ko woon def te gone gi ñu doon waaj a génne itam tolloon na ci 4 kilos ak 770 grammes kon nag moom moomee itam mënul woon génn ci voie basse boobee xam ne moom la gynécologue bi bëggoon defa ñi xam ne nag fi mu toll nii dañ leen teg loxo ci mbir mi ñoom ñi ku nekk ak luñ koy toppee su fekkee ne mbirum gone gi la ab homicide volontaire la ñu def maanaam faat doomu aadama te tay ko waaye su fekkee ne yaayu xale bi la moom ñooñee di fajkat yi dañ leen toppee ab homicide involontaire faat nit te tayoo ko waaye am nañu ay complicité itam ci chef yooyee ñu leen di toppee ay daan yoo xam ne nag yooyee mbir yi ñu leen toppee nag mu ngi ci biir disposition code pénal ci article 45-3 article 46 280 ak 287 loolee yëpp nekk ci biir code pénal
Cheikh Hassana Fall moo doon toj di faram-fàccee communiqué bi nga xam te ne bi aw xët wu yaatu procureur région bu Kédougou daal di koy génne ngir kon leeral lu jëm ci faatu soxna soosu la waaye ci loolu jàpp leen ni syndicat bi nga xam dafa ëmb ni yëngu ci wàllum pàcc ci biir Sénégal ci Cheikh Seck daal di leen jiite moom Cheikh Seck nee na gerew la ñuy dem bu defoon ndànk sàkk na ko ci ñu nekk ci daanu Kédougou waaye tamit nekk daanu Tambacounda lu ni mel nee na dafa gis ni jàpp ba leen jàpp dëppool ak yoon nañu banque seeni loxo ni seen naxaru xol ci loolu ñu teewlu kàddu Cheikh Seck jokkoom ak ITV. nit bu demee ba jël décision rek parce que mesuré nañ ko xam nañ ko bu baax mais boo gisee loolu li ko indi c'est parce que les gens l'histoire dafa montré à chaque fois bu mbir amee mu demee nii rek li ñuy njëkk a xalaat rek mooy jël nit ñi teg leen kaso alors que nit ak lu mu mënti def koo xam ni dundam ci àddunaam mosul def lu bon reyul nit war nga ko mën a def sous surveillance loolu moo lay permettre doo privé maladie li nga xam ne mooy seen droit muy droit à la santé parce que buñ na lee foofu benn gynécologue moo fa am te mun na la def na lu toll ci 2 téeméeri intervention césarienne tey jii diggante tey ak suba ku lu wax ni du fa am benn situation bu grave bu fa mën a am pour ñu mën ko pour moom mu war a intervenir nga téye ko biir police boobu du njariñu askan bi donc ñoom ñoo njëkkante ñeneen tamit gis nañ ne à chaque fois bu clameur populaire amee rek ñu tëj gaa yi kaso après ñuy toog di xool lan mooy kii loolu amul sens newuñu nag nul n'est au-dessus de la loi mais nag nanu bàyyi rek bu yëf amee ñu takku d'autant plus que dans cette affaire là bu explication yi leeree ci nit ñi dinañ xam ni le gynécologue bi def lu ko yoon may la en matière médicale parce que dañ la boo bëggee sauver doomu aadama ak kii ëmb ak doomam bu fekkee ni kenn ki faatu na sa priorité mooy sauver keneen ki ci des te loolu moo am mais parfois da ngay gis benn affaire ñu ne tëll rek on met à la une des journaux ci loo xam ni laacéré nit ñi te bu ñu demoon enquête rek bu demandé nit ñi wax leen lu leer nañu loo xam ni jarul sax yenn clameurs yi te loolu dafay inquiéter nit ñi. docteur Cheikh Seck boppam kon moo yor cadre unitaire bi amuñu léegi ci wàllum pàcc bi Sénégal jàpp ni kon nan teye loxooñ kër docteur Gogué de Paul ak yoon xabaar yi wéy li ñu koy ñaxtu bu soxal yokkuteem salaire la ñuy laaj ginnaaw ñi liggéey ci wàllum ndox mi ak wàllum paju gi tey jàngalekat yi AM ñoom ñooy yëngu ci mbirum njàngale ci mbirum daara yu kawe université yi ñoom nañ jamono ji leen gis mooy yokkuteem payoor gi nañ ca am seen wàll lu tax njëkk a def kumba am ndey kumba amul ndey nekk lu gën na njiitum réew mi jox gëdd jàngalekat yi ci njàng mu kawe bi kenn ci ñoom kàddoom jépp ñu ngi ko duppee François Babacar Touré la mu dénk Emmanuel Dione. le président Macky Sall semaine yu weesu dafa indi ay yokkute yu bëri defal ko travailleurs ci administration bi secteur éducation nga xam ne ñun dañu nekk sous secteur éducation ci mbiru santé ñu am ay structures de santé dans les universités et centres des œuvres waaye ñun suñu ministère ba tey yooyu ci yàbbiwu ci mu doon njaxare ci travailleurs yëpp ñu nekk établissement public d'enseignement supérieur ba tax na ñu ne à partir de lundi dañuy déposer préavis de grève waaye duñ ci yem dinañu dem ci presse bi waxtaan ak opinion bi ñu xóotal problème yi nekk ci enseignement supérieur yëpp waaye li ëpp solo tey mooy augmentation yi nga xam ne son excellence da ko def pour les travailleurs de l'éducation et de l'administration ñu war cee bokk te bokkuñu ci loolu duñ ko nangu depuis bi ñu nommé le ministre Cheikh Omar en 2019 gisuñu benn yoon mu def ay jéego ci PATS université yi boo déggee PATS mooy képp ku nekk ci administration baa nga nekk technicien dans les universités centres des œuvres waaye moom mi nga xam ne am na passé syndical nekk enseignant ñu amoon ci moom yaakaar ba tey jii furaas gisaguñu dara ci moom. lanu gis ci xam ko mooy léegi Mamadou Badio Camara moo jiite conseil constitutionnel bu Sénégal loolu mi ngi xew ginnaaw ab décret aw këru njiitum réew mi daal di yaxal daal di koy bécc itam moom Mamadou Badio Camara moo fa wuutu nga xam si moo di Pape Oumar Sakho mi mandaam daal di jeex lu di mel tax na ba moom Mamadou Badio Camara moom jaar-jaaram day aajawaat tojog faram-fàcce ngir ñu gën a xam mooy kan fan la jóge ba tollu fii tey ak ni ko président Macky Sall nommé kooke mooy kan ñu ànd ci ak faram-fàcce ak Mame Seynabou Babou.
balaa moo teer fi conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara moo nekkoon njiit bu njëkk bu cour suprême ginnaaw ba mu retraité ci atum 2021 Cheikh Tidiane Coulibaly moo ko uutu balaa boobu njiit bu bees bu conseil constitutionnel biile nekkoon na substitut du procureur bu njëkk ci parquet bu Dakar procureur ci république bu Kaolack tamit ak ci Ziguinchor liile nekk carrière buy soog a tàmbali jóge ci cour d'appel bu Dakar dem ci yeneen juridiction lu ci mel ni cour de cassation cour suprême fi nga xamante ne fa la nekkee procureur général ginnaaw bi mu njëkkee nekk ki fa jiite ci avril 2015 Mamadou Badio Camara nekk tamit expert bu Nations Unies bokk ci commission d'enquête bi doon saytu waaye politique yi nga xam ne jàppoon nañ leen ci Burundi nekkoon expert ci OIF projet justice Haïti nekkoon vice-président bu comité Nations Unies ci wàllum disparition forcée vice-président bu association bu haute juridiction de cassation ci dëkk yi nga xamante ne dañu bokk français gi li ci gën a yéeme moom miile Pape Oumar Sakho moo ko wutu woon fële ci cour suprême njiitum réew mi tabbaat ko def ko ngir mu jiite conseil constitutionnel ci fan bu njëkk ci septembre 2022 njiitu conseil constitutionnel bu bees biile nekk nit koo xam ne ragalul dara lum la bëgg a wax dalay xoor ci biir gët wax la ko du dellu ginnaaw mukk bu waxee def yenn yi moom miile ndax doon na nit koo xam ne jaar-jaaram am na solo loolu bam génnee ci section magistrature bu ENAM ci atum 1977 dugg na ci tribunaux de grande instance yi am na ay liggéey yoo xam ne amal na ko ci bitim réew am tamit ay taxawaay yu am solo ci ana naka la yoonu dëkk bi war a doxee. maam seen bu baabu jaajëf bu fekkente ni moom la ñu fal yees Mamadou Badio Camara moomee kon la koy xaar bokk na ca ni lu jëm ci war a artem lu jëm ci tel bi candidature du président Macky Sall am na sañ-sañ bi am de lu ci mën di doon El Hadji Major Aliou Kandji moom nekkoon ganu kenn askan wi neenam la koy xaar kon du lu ndaw ndax moo war lijjanti lëcc wu ni mel buñ ci àggoon tey tollu kàddu Major Aliou Kandji ak sëñ Malick Cissé. li waa ji waxoon mi ngi mel ne rek nga dem ci tarixa yi nga xam ne dañu war a nekk xalif général mais ku nekk xam ne ki war a nekk xalif général bi boo indee beneen xalif général mooy nekk méteel mais xalif général yi ci kër xalif généraux yi la ku nekk xam ne kii bu fi jógee ku koy remplacer Badio Camara bu nekkutoon place bi mu nekk tey mais on va se poser des questions fii la ñu nekk tey di débattre donc loolu du débat parce que sant yàlla la ci Sénégal sax bi ñu amee ay autorités yoo xam ne ñoom am nañu mat am nañ logique bay nommé ki nga xam ne moom la ñu war a nommé place bi ñu ko nommé loolu lañ doon ñaan ci réew te moom lañ am ñun. maintenant nag kantaa ñu fi nekk ñun di xalaat leneen loolu ku ko xalaat sa problème lay doon l'essentiel moom magistrat la boo xam ne jurit la xam na liggéeyam jàng na ko mën na ko am na ci expérience amul lu ko ci nit di jàngal amul lu ko ci nit di wax bu dee moralité ëppale wuñ ko parce que moom mi nekkoon magistrat mën su bëgg jot booy magu yi nga àtte am 30 millions ñoom defuñu ko ils sont tous là fuñ jaar kenn jaaru fa lu di si moom boobaa droit bi rek lay évoqué xam nga ku nekk li la arrangé ngay wax Sénégal kenn xoolul logique xam nga wax naa la tey man bu ma doon juriste man dès le début rek xam naa ne li ñu fi def Macky Sall peut se présenter te man j'en ai débattu avec des étrangers yoo xam ne ay juristes ñu am doole ñu xam dara mais Sénégal bu perdre votre temps. kon droit lay wax. non droit la ñuy wax l'essentiel Badio Camara nommé nañ ko bu heure bi jotee décision bi muy jël dana ko jël te bu ko jëlee décision bu dana appliqué wu te bu appliqué wu dara da ko ci fekk. mu doon kàddu ak Major Aliou Kandji ñu xuus wutal daal si gi dafay ña nga ci wàllum nattum jur gi xayma jur gi ananu mu toll ci biir Sénégal ak diggante xarak ba ak nag ci lu ne lu ni mel tamit day tax ñu xam teefonke itam ku ci ne ñaata bopp nga amee loolu lépp day tax ñu mën a xam taxawaay beek yan xeeti doxin dañ ci war a am ngir ko mën a lawal ci biir réew mi lu ni mel tax na ba daje ma ngay am ca gox ba correspondance Assane Ba ànd ci ak Dodo Samb. recensement national ci wàllu jur gi nag bii mooy bu njëkk ci biir Sénégal mu nekk opération bi nga xamante ne li ko tax a jóg rek mooy am ay xibaar yu wóor ngir tabax ay politique ci moyen ak long terme ngir saafara jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñii di yëngu ci wàllu jur gi moom la ñuy jànkoonteel. mu xam moo jiitu jëf loolu tax ñu xam ne état du Sénégal mënta ñàkk su fekkee ne doon bëgg a élevage ñu taxawal ko soqali ko ni nga ko bëggee ñu am ay firnde yoo xam ne. ay statistiques yoo xam ne day mën tax ñu mën cee tënk ay politique yu dëgër mën a taxaw di jëm ci wér-gu-yaram jur geek sàccum jur geek xontum jur gi ak yooyu yëpp. recensement bii nag dafay viser rek bépp jur bi nga xamante ne ñu ngi koy yar ci biir réew mi ak fépp fu mu mënti doon. waaye si recensement bi lan ci jar xam daal ci tënk bàyyiwu benn xeetu élevage ñi nga xam ne ñoom seen ay jur da nga koy téye di ko toppatoo li nga ko war a toppatoowee
da leen di dugal ci biir recensement bi ñi nga xam ne tamit dañuy bàyyi seen jur muy fori di dellu si ñoom tamit ñoo lañu ba tey tamit ñiy màng xam ne ñoo dañuy ànd ak seen njaboot di dem lu sori di dikkaat ñooñu tamit am nañ ay laaj yoo xam ne ak question yoo xam ne dafa jëm ci ñoom kon recensement bi bàyyiwul benn éleveur. ngir recensement bu jaar yoon autorité ñu ngi woo askan wi rek ñu dalal bu baax ñi nga xamante ne ñoo di agent recenseurs yi ñi nga xamante ne dina ñëw fépp ci biir région bi. ndaw buur yi nga xam ne dañ leen di yónni pour ñuy ñëw ci kër yi ngir di def recensement élevage boobu mooy li nga xam ne mooy xool xayma ku ci nekk li nga am ci jur mën na nekk xar mën na nekk nag mën na nekk bëy mën na nekk ginaar et cetera ndaw yooyu ñu mën leen a recevoir ci kër yi ci jàmm ak salaam ba nga xam ne dinañ mën a def seen liggéey ni mu waree. recensement bi nag dina tax rek waa nguur mën a am ay politique publique yi nga xamante ne dinañ ko teg ngir wàllu jur gi waaye tamit ñu gën a mën a teg ay projet ak ay programme ngir secteur bile xibaar yi ñu siy jëlee dina tax tamit ñu gën a mën a xeex li nga xamante ne moo di wàllu càccum jur gi waaye tamit ak wér-gu-yaram gi. jaajëf Hassan Ba ci daanaka sigi ci wax waaye itam jaa ngeen jëf ci ànd beeg ñun ci TV lii mu tëj xabaaru marax yi ñu bàyyi nag bloc d'information bi seex na faal ak ganam mu doxal ba ci kanam incha allah 19h45 xabaar ci français ak Adama Anouchka Ba lu ko mooy ñu ànd yéen jóge xabaar xaaju guddi la incha allah jaa ngeen jëf.